822 11 50 et vous serez servi. jigéenu Sénégal njaay yéen a ngeen gàcce nga laama la leen di njukkale ndax yéen a ngi liggéey bu baax a baax di dimbali seeni askan. encore une fois boo fa demee nag ca fa nu nekk ca Mariste na góor ña jàmbaare nu ko raw la jigéen ña jàmbaare ñu leen di remercier bu baax a baax ci gunge gi nan leen taxawaay bi yàlla na yàgg waaye buñ ci noppee dañu seeti woon yeneen jigéen yoo xamante ni jàmbaar lañu ci seeni domaine autant ay góor rek ñoo doon nekk ci boobule secteur muy la mécanique bi nag seeti woon nañu ñaari jigéeni jàmbaar yoo xamante ni ñu ngi fii ci 2 voies Liberté 6 yi di Fatou Mercedes bu nee Fatou Mercedes nag seen spécialité yemul rek ci Mercedes marque yëpp la ñuy réparer marque yëpp la ñuy xool marque yëpp la ñu mëne donc dañuy ànd ak la régie xool seen élément dellu siwaat waaw comme ni ma amee habitude di ko wax rek à chaque fois ñun depuis bi ñu nekkee xale loolu dafa mës a nekk ci suñ koy fooweek yooyu nekk métier boo xam ne bu ñu yàgg a bëgg la par la suite bi ñu jàngee ba am niveau bac ci la ñu dem IAFP Thomas Sankara def fa 3 ans de théorie et de pratique bi ñu génnee la ñu dem ci benn garage bu spécialisé wu ci marque Mercedes ñu def fa 7 ans de pratique bi ñu génnee en juin 2005 ñu créé suñu propre garage tuddee ko garage Fatou Mercedes comme sama jumelle Fatou Silla la tudd c'est ma cousine man Fatou Camara ñu tuddee suñu bopp suñu garage doonul ni nag Mercedes rek la ñuy defar marque yëpp la ñuy liggéey mais dañu spécialisé wu ci Mercedes. non dañuy def marque yëpp la ñuy liggéey mais dañu spécialisé wu ci Mercedes te garage bi ñu nekkoon Vieux Cheikh Ndiare may profité ci occasion bi di ko ñaanal foofu mu tëdd yàlla na ko gënal fii yàlla na ko yàlla rusee soppeem ba muy Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul bi ñu génnee école foofu la ñu dem moom comme spécialité Mercedes la woon ñu def fa 7 ans bi ñu génnee la ñu créé suñu propre garage mais nekkul ni Mercedes rek la ñuy liggéey marque yëpp bi nga ñëwee gis nga fi Nissan gis nga fi Chevrolet gis nga fi lépp marque yëpp la ñuy liggéey lépp loo xam ne daal dafa jub ci wàllum oto dañ koy def mécanique tôlerie lépp la ñuy def fii daal boo fi duggee tapisserie vidange entretien lépp la ñuy def ci garage bi. waaw xam nga mécanique léegi sax li may wax Fatou ma koy di ko wax ñun dañ ci doon exemple pas plus tard que bërki démb rek waa ISEP Diamniadio bi ñuy ubbi seen amphi bi dañ ñu woolu foofu ñuy profité aussi ci occasion bi di gërëm directrice ak ñooñu madame Guèye ak ñi ñu fa fekk ñëpp parce que bi ñu fa demee honoré nañ ñu parce que yàgguñu en 95 comme li may wax sama sœur bi léegi ñun tax nañ jigéen ñu bëree dugg ci métier bi jigéen ñu bëree mën naa ne ñoo leen xàllal ba ñu ñemee dugg si mais yombul woon 95 boobu amuñu permis mënuñu dawal soo wàccee da ngay dugg ci oto yi ñu lay xool di la xoolal beneen bët lañ la doon xoolee daal parce que ñoom dañu yaakaaroon ni mécanique boo koy def mooy boo grattee école rek ñu ne nañu yóbbu xale bi mu jàngi métier léegi nag dem na ba nga xam ne da ngay am bac plus sax dugg ci kon du nekk métier boo xam ni du métier noble la daal mais yombul woon parce que nekk jigéen nekk ci biir góor man ak Fatou mi bi ñu nekkoon garage bi ñu nekkoon plus de 40 góor ñoo fa nekkoon ñu nekk fa jigéen mais li la tax a jóg da nga koy xam su fekkonte ne nekkul woon gëm-gëm ak bëgg-bëgg kon bàyyi nañ ko bu yàgg ndaxte fii ñu nekk nii tey président Ablaye Wade recevoir ñu waaw en 2007 la ñu président Ablaye Wade recevoir bi mu ñu recevoir moom it dafa yéemu woon bi mu ñu gisee nee na li tax ñun ñu choisir métier bi nga xamante ni góor ñi ñoo ko doon def mais lii amul góor boo foo dem rek jigéen bu gisee dara bëgg ko surtout lii c'est passionnant comme métier léegi sax metteetul ndax ñun biñ ciy dugg léegi électronique bi dafa bari liggéey bu bari boo koy liggéey da ngay jël waa modernisation valide ngay jël branché xool mu wax la lii mais ñun biñ ciy dugg oto yu bari amul woon électronique bu amee it bariwul nga war a boo jëndee moteur venant da nga koy teg ci suuf taal ko xool moteur bi ndax normal na nga tegaat yooyu boobu ak léegi temps yooyu moo gënoon metti parce que foo romb dañ lay xool mosuñu xalaat ne jigéen dina dem ba tollu ci fii nekk ci plus de 95 ak léegi yàgg na parce que biñ ciy dugg ñun xale yu ndaw lañu woon xamuñu woon presque am na sama photo yoo xam ne bi ma ko dugalee dañ may laaj ne ma kii kan la tellement que boobu ñun ay xale lañ mais nekk si rek bëgg ko parce que bu ku nekkul woon bëgg ba léegi kon bàyyi nañ ko ndaxte mécanique bi moom daal li woykat bi naan fi mu ma yóbbu bari na waaye ñu ne fi mu ñu yóbbu bari na fi mu ñu xamale bari nañ kontaan nañ trop. bien sûr Sister Betty parce que léegi sama sister jumelle mi ngi koy wax am na ay écoles yi nga xamante ne par exemple dañuy def théorie donc bu ñu defee théorie ñoom danañ fay def pratique mais pratique bi du bari donc dañuy am élèves yoo xamante ne dañ ñu koy indil
ñi def première année deuxième année ba troisième année ñuy ñëw di fi def pratique ñu ciy éprouver nag benn sentiment bu neex parce que xale yi fii ñëw dañuy doon suñu ay rakk wala ay ñees donc bu ñu leen xoolee dañuy xool suñu bopp ci ñoom di xool ñun suñu démb donc pas mal de effectivement élèves ay étudiants dañ leen di defal ay cours comme ni ko Fatou waxee ISEP Diamniadio ñi ngi liggéey ak ñoom nekk ak ñoom partenariat te ñoom dañu am ay élèves yoo xamante ne dañ leen war a defal ay pratique waaw foofu moom dama ci sawar a wax parce que ren moom innovation bi ñu daf ñu neex trop parce que comme ni ko Fatou waxee 95 ak léegi chaque journée internationale de la femme presse sénégalaise presse internationale ñoom ñëpp dañ doon ñëw di def ci ñun reportage on s'est dit pourquoi pas def nañ ko lu yàgg suñ palmarès wax nañ ko tout le temps ñi ngi koy wax cette fois-ci dañu bëgg a innover yokku cere dolli ñeex mooy comme quoi woo ay jigéen ñi nga xamante ne dañuy dawal oto te xamuñ ci dara on a du mal nga gis benn jigéen boo xam ne dafa am otoom jënd ko même pas moteur am panne par innocence c'est-à-dire que da ngay gis voyant yuy tàkk ñu koy wax les signaux oto su manqué ndox oto su manqué huile ainsi de suite mais deux yooyu dafa essentiel parce que ndox ak huile dafa doon loo xamante ne dafa am importance ci moteur parce que yeneen signaux yëpp bu tàkkee sax oto bi mën na bañ a daw bu baax wala donc li tax ñuy def formation bi c'est juste pour rendre jigéen ñi ñu defal leen formation boobu bu ñu gisatee signaux yooyu ñu mën fu sori sax ñuy woo la Fatou sama otokat gis naa ci signal bii muy tàkk nga ne ko mën nga ko gaare foofu ñu jël si ko wala mën nga raam ak moom bien sûr dañ ko nar a def bis gi tey 8 mars du 8 au 14 une semaine boo xam ne dañuy def formation le matin de 10h à 12h le soir de 15h à 17h donc 2 heures de temps yooyu buñ ko xeeb nit mën na ci acquérir connaissance boo xam ne mën na koo jàppale poosam parce que noonu laa koy waxee donc ñu ciy remercier aussi ministère madame le ministre de la femme de la famille et de l'enfance donc ñu koy remercier bu baax ci soutien bi nga xam ne apporté na ko ci journée bi ku ne xam na ne dañ ko def formation gratuite pour accéder ko pour ñëpp mën ci jëriñu donc ñi ngi ci woo jigéen ñëpp donc am nañ encore une semaine boo xamante ne ku dugg suñu Facebook def garage Fatou Mercedes di nga ci gis annonce biñ ci def donc li may ñaax suma mbokku jigéen yi mooy ni ñaari loxo mooy takk tubéy ñaari loxo mooy takk sër góorgóorlu xam ne tey démb li góor doon mën tey jigéen daf ko ñafe instance yëpp boo demee da nga fay fekk jigéen su ma gisee jigéenu professeurs yi jigéenu mécanique yi donc loolu dafay wane ni jigéen dafa am jom. jigéenu Sénégal njaay yéen a ngeen gàcce nga laama la leen di njukkale ndax yéen a ngi liggéey bu baax a baax di dimbali seeni askan. damay faral di wax ni góor ñi dañ ñuy gunge waaye société boo koy wax jigéen ñee tax ñii nag ñu ngi leen di jaajëfal waaye di leen encourager bu baax a baax 95 ba 2021 xam nga ni du 2 ans du 2 mois donc Fatou Mercedes ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax non seulement yéen a ngi ciy jàpp waaye yéen a ngi jàppale xale yi nga xamante ni également bëgg nañu def formation waaye tamit ñi nga xamante ni genre jigéen ñi genre caba gi nga xam ne dañoo yor seen oto te xamuñu ci dara bu nu bëggee ñu leen ci gindeeg yooyu ay ca nag émission bi nee naa la dañu cee ànd ak suñuy partenaire te nag ki lay karle bëgg na nga jàpp ba tax na dañuy daal di dem régie tagg nag ñi nga xamante ni suñuy xarit lañu gannaaw élément bi àndaat ak ay partenaires cette fois-ci Patisen la Patisen ku leen xam ni Walfadjri seen biir kër la waaye dañuy dem régie dellu siwaat waxal leen lu baax ci Patisen. soxna si bi nga aas Joker mooy caf ko bi méngale épice naturel ak arôme te léegi nag caf ko kaani bu bees tàq ñëw na fekk si épice poulet tomate super crevette ngir jox sa togg xet gu neex couleur bu jekk caf ko bu ñépp di wër ak Joker yaay seef. alors
alors ñu ngi remercier waa Patisen wi nga xamante ni kenn dootu leen présenté fii ci suñuy antenne ci Walfadjri ndax na nag partenariat gi mi ngi bëgg yàgg nag ñu leen di jaajëfal waaye juste rek ñu rappeler leen ni Joker moom lañ leen tegal noonu waaye ñu fàttali ni Patisen nag mi ngi ci biir industrie agroalimentaire bi depuis plus de 40 ans di commercialiser une large gamme de produits yoo xamante ni dans l'assaisonnement le chocolat la margarine et la mayonnaise muy ñoo xamante ni Patisen ku leen xamee leen produits yooyu ak produits yooyu nga xamante ni dañ leen certifié ISO 22000 muy 22 ak ñetti 0 noonu la muy waa Patisen nag moo sponsorisé ci émission bii de nga xamante ni moo di spécial sargal jigéen muy def nag des produits des produits à base de produits naturels également composés essentiellement d'épices naturelles maanaam lu mu demee ni poobar lu demee ni laaj lu demee ni laurier ñoom lépp loo xamante ni Patisen dañ koy def jëmale ko ci saf-safal base bi lii la produits naturels yi muy poobar di laaj di laurier kon ñu xam ni loolu lañ koy defee ak li nga xamante ni moo di sel iodé maanaam xorom bi nga xamante ni nag dafa am ay ferñeent waaye tamit dafay jouer ci sa wér-gi-yaram muy sel iodé ñu fàttali également ni produit Patisen yi bokk na ci Adja Dolli Ami ak Joker bi ñu leen wan léegi ñoom ñoo koy defar pour seeni assaisonnement di garantie halal la ñu wax ni rek mën nga ko consommer sans danger nga xamante ni lépp loo jël ci produit Patisen def ko ci sa togg wala nga utiliser ko amul danger ci sa yaram ñun ñoo leen ko garantir donc mi ngi noonu Patisen mi ngi souhaiter une très bonne fête des femmes à toutes les femmes sénégalaises à toutes les femmes du monde Patisen a ngi leen di souhaiter une très joyeuse fête di kontaan ci ñoom bu baax a baax di wax ni rek consommateurs yi way leen di jël ay produits Patisen mi ngi noonu kakimono yaa ngi noonu ci gannaaw gis ngeen ni seen i produits rawatina nag yi nga xamante ni indil nañ ñu ko nga xamante ni lépp loo xamante ni produit Patisen la dañ ñu ko cee defal li ma wax léegi ay vinaigre Adja chocolat chocopain ak mayonnaise ak yeneen yoo xamante ni ñoom ñoo koy defar ñuy nag ñoo xamante ni ñu ngi ci biir réew mi di créer ay emploi ñooñu ñooy waa Patisen waaye nag bu ñu ca paree dañuy daal di dem nag fi nga xamante ni moo di Thiès ndax dañu am beneen partenaire boo xamante ni nag moom mooy énergie fort impact nga xamante ni ñoom dañuy yëngu ci maanaam énergie renouvelable dañuy dem régie xool élément bi ñu fa Ibrahima Ndiaye bu Thiès defal daal di dellu siwaat ci plateau bi. ñuy màggal jigéen ñi ci weeru mois de mars bi moo tax Walf TV ci jokkaloom ak waa énergie fort impact dem di leen xamle soxna si tudd Rose Sagna nekk béykat ci diwaanu Kayar maanaam zone des Niayes. aw mbay moom dama cee dugg ndax dama ko daan def ak sama borom kër fii laa nekkoon Kayar ak moom mu indi woon ma fi ñuy yëngu ci affaire mbay bi mu gaañoo nag ma ne naa continuer activité bi nga xam ne moom laa doon def ak moom ndax bi muy gaañu daf ma bàyyi loon charge njaboot ak ñoo xam ne war naa leen mën a yor ci kër gi loolu moo ma gën a dugal ci mbay ma lancé wu ci agriculture. moom soxna soosee jigéen ju mën góor la ndax mu ngi ci ay toolam di béy yaakaar rek ñàkkam kese moom Rose Sagna sax mu ngi dellu siwaat rek du ñu xamal lan moo ko dugal ci mbéy. metti na mettiwul laay wax ndax metti na benn côté ndax du jigéen mooy mën a def lépp beneen côté bi mettiwul ndax comme ni ma wax rek da ngay am ñu la jàppale. moo ne day ci wàllu mbéy mi mu taamu coono képp la ci doon am muy lu metti lool waaye teewul mu xaddi yàlla indil ko xéewal waa énergie fort impact ñëw rek jàppale ko ci wàllu énergie solaire ba tax njëndum gasoil gu metti gi mu doon nekkee jeex tàkk ci moom moo waral daal fu mu nekk nii mu ngay sant bu baax. di sant ndax gënoon na fi metti bi may tàmbale ci mbay dama daan utiliser gasoil metti woon trop ndax frais yi metti woon na côté boobu moom lay metti mais yàlla def may nekk ci mbay ba daje ak waa énergie fort impact ñu ñëw fii gis may yëngu ci di roose gasoil ñoom ñoo ma jàppale indil ma ay panneaux solaires ba léegi daanaka bu fekkee amoon na coono ci financièrement wàññeeku na bu baax ndax léegi utiliser tuma gasoil maa ngi roose ak panneaux solaires yi. gannaaw ba ko ONC boobee tudd énergie fort impact jàppale ci wàllu mbéy moom soxna si di Rose Sagna mu ngi ci bëgg lool bay ñaax sax jigéenu réew mi ñu jokk ak ñoom def ni moom ngir am ay panneaux solaires ci seeni toolu roose ngir ñuy béy ci xel mu dal duñu am benn jafe-jafe.
maa ngi wax sama moromu jigéen yëpp ñu dem ci panneau solaire baax na nga ci mën a arrosé te doo am problème mu gasoil te dina wàññi pollution bi ci dëkk bi. moom soxna si gannaaw loolu nag donte waa énergie foo impact ñu ngi koy jàppale ci wàllu mbéy mi teewul saa yu béyee nee na daal seen jafe-jafe lenn képp la mooy fu ñuy def seen mbéy moomee fan koy denc doon na jafe-jafe. ñu lu ñu itteel la ku ñu jàppale ci wàllu njaay ñu mën a am fu ñu ko jaayee ak surtout ñu mën a am fu ñu ko denc ndax boo jaayul nga mën a am chambre froide foo xam ne di nga denc saa yoo soxlaa sa njaay nga jaay. Rose Sagna gannaaw bu mu bëggee ci waa énergie foo impact muy ñaax ñëpp ñu jëfandikoo énergie solaire yooyee nga xam ne dafa baax ci alam gi du am benn pollution te di nga mën a mbéy dundee mbéy mu sell te mucc ayib. Thiès Walfadjri Radio TV Ibrahima Ndiaye. jigéenu Sénégal njaay yéen a ngeen gàcce nga la leen di njukkale ndax yéen a ngi liggéey bu baax a baax di dimbali seeni askan. ñu ngi leen di remercier bu baax a baax mi ngi ci ligne bi ak ñun moom Rose Sagna madame Rose Sagna moom nag entrepreneur la madame Rose ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay Betty. ça va bien. ça va bien merci. ñu ngi lay souhaiter une très bonne journée de la femme. merci beaucoup pareillement yow moomu jigéen maa ngi lay fay. jërëjëf ñu bëggoon a xam rek kan mooy Rose Sagna déjà nga defal ñu tuuti rek sa présentation ñu am une idée ci yow. waaw man la Rose Sagna. agricultrice à Kayar zone des Niayes. waaw. di yëngu ci affaire mbay ci côté Kayar ci zone Niayes bi. waaw. Rose Sagna ku doon liggéey Dakar laa nekkoon di liggéey sama liggéeyu bopp. waaw. nga yàlla indi ma Kayar ma ànd ak sama borom kër ñu nekk fa di yëngu ci affaire mbay. dëgg la. yàlla def nag sama borom kër génn àdduna man ma continuer ci mbay mi loolu moo ma yóbbu Kayar ba may yëngu ci affaire mbay. yaa ngi yëngatu ci affaire mbay li ci ëpp dañuy gis ni góor ñi ñoo ci gën a yëngu waaye yow en tant que jigéen dikkal ñu rek ci yenn difficulté yoo xamante ni da ngeen ko ciy rencontré. waaw man en tant que jigéen. ak sama moromu jigéen yëpp ñi nga xam ne ñun ñoo nekk ci zone boobu di liggéey. bari nañu ay difficulté. comme par exemple yan difficulté jaay difficulté denc. ndax dañuy béy itam ba ñoral duñu am fu ñu denc amuñu chambre froide. dañuy béy ba ñoral jël ñax mi di ko muur di xaar am prix ba mën a jaay ndax marché bu saturé. dañuy am problème tam am chambre froide pour mën a am fu ñu denc. loolu problème la ci ñun. mais yan problème ngeen di am pour liggéey ak ay moto pompe. yan problème la ñuy am pour liggéey. ak moto pompe yi. ak moto pompe yi dañuy am ay problème moto pompe moom. problème mu gasoil la ñuy am. mais léegi waa d'accord. moto pompe yi ñooy jël carburant yi du. waaw machine yi moto pompe yi ñooy jël carburant dañuy faral di jënd gasoil te gasoil dafa cher. dëgg la. pour bay rek da ngay utiliser ay 300 000 francs ci gasoil. ma bëgg woo jigéen ñëpp nag ñu dem vers panneaux solaires yi. waaw foofu sax laay dugg ak yow daal di dem panneau solaire. waaw foofu laay dugg ak yow ndax ñoom ñi nga xamante ni énergie for impact. dafa mel ni ñëw nañu di jàppale jigéen ñi. yow bokk nga ci ñiy liggéey ak ñoom ma bëggoon rek nga ñëw wax ñu tuuti ci panneaux solaires yi ak ñoom. waaw man bi may yëngu ci mbay dama daan arrosé gasoil mu metti woon ci man trop. balaa may am gasoil yenn saa yi damay sonn sax pour ma am ko. dëgg la. ci la ma yàlla dimbali nag jàppale ma ba ma daje ak waa énergie for impact. ñu boole bon énergie ñu jàppale ma defal ma ay panneaux solaires depuis boobu ba léegi ci panneaux solaires yooyu laay arrosé. yàlla dimbali ma ba ma bàyyi gasoil léegi jàpp ci panneaux solaires yi. bu njëkk ba nag gasoil laa doon arrosé mu metti ci man trop. léegi yan avantage moo nekk ci jël li nga xamante ni moo di panneaux solaires yi. pompage solaire yi. ndax panneaux solaires yi tey boo ciy arrosé dina wàññi sa coût wàññi sa dépense. d'accord. loolu rek bénéfice la nga wëlbati ko ci pollution ndax ku ne xam nga ne booy utiliser gasoil am ay saxaar. saxaar boobu baaxul ci santé. waaw. loolu tamit bénéfique la. yokk na suñu bénéfice yi. ndax amatuñu stress di jaaxle di xalaat nan la ñuy def pour arroser. yokk wàññi suñu dépense. loolu yëpp bénéfice la ci panneau solaire. mais panneau solaire daal gis naa ci njariñam may woo sama moromu agriculture yëpp ñu dem ci panneau solaire. tey jii boo amoon message bu gën a fort boo xamante ni da nga koy lancer à l'endroit des femmes pour ñaax leen ñu ñëw ci li nga xamante ni moo di énergie renouvelable yi yow lan nga leen di wax. ak li nga ci gis waaw li may wax sama moromu jigéen ñi mooy. ñëpp jigéen ñi nga xam ne ñu ngi yëngu ci affaire mbay. ñu bàyyi gasoil. buñ ko mënul bàyyi ñu wàññi di def ndànk ba keroog ñuy mën a bàyyi gasoil dem ci panneau solaire.
dëgg la ndax solaire nekk na loo xam ni c'est renouvelable kenn moomu ko naaj jant bi la. dëgg la doo ci frais doo amul dépense amul dara. te doo ci jënd carburant ba sonn doo too stressé saa yoo bëggee arrosé di nga mën a arrosé sa xel dina dal wàññi sa coût dépense may woo sama moromu jigéen ñëpp ñu ñëw vers énergie renouvelable. d'accord maa ngi woo sama mbokk jigéen ñëpp. d'accord madame Sagna. waaw. ñu ngi lay jaajëfal 8 mars bi lan ngay wax jigéen ñi en général. waaw balaa may dem ci jigéen ñi en général dama bëggoon remercier ñi nga xam ne ñoo ma jàppale ba ma am lii nga xam ni tey jii mooy panneau solaire yi. waaw di remercier waa énergie for impact. waaw di remercier waa bon énergie ñi nga xam ne ñoo ma jàppale ba ma mën a am panneau solaire yi. li may ñaax sama mbokk jigéen yi ñëpp ci 8 mars bi di leen souhaiter journée bu neex. di leen wax ñoom ñëpp ñu dem ci vers sama mbokk agricultrices yi ak liggéeykat yëpp. ñu jàpp mu dëgër jigéen ca waar wa góorgóorlu ndax seul le travail paye. dëgg la ku liggéey daal di nga gis njariñam. waaw te y a pas de sous-métier agriculture bi moom amul nu mu neexee wala. macha allah amul. d'accord madame Rose. lu waay def daal di ci gis sa bopp rek y a pas de sous-métier. d'accord en tout cas nañu ànd ak énergie for impact nga xamante ni. lu nu bëgg rek dinañ leen ko tegal ci yoon et y a moins de dépenses boo ànd ak ñoom. jërëjëf Betty merci beaucoup. allez merci beaucoup jaajëf. et très joyeuse fête des femmes mu doon Rose Sagna di entrepreneuse boo xamante ni dafay liggéey ak waa énergie for impact ñu teg leen ci yoon li nga xamante ni moo di énergie renouvelable yi gis ngeen élément bi ñu àndoon ci ak Ibrahima Ndiaye dem foofulee jël ko wan leen lépp loo xamante ni rek soxla ngeen ko ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax sans plus tarder dañuy daal di àndal ak waa régie ànd ak nag beneen partenaire boo xamante ni moom du gan ci kër gi waaye gàng la waa Aquaterra caatoo caat ndox moo mën ay ca régie ngeen jox ñu ko ñu dellu si. Mon cœur est saturé de plaisir quand je bois l'eau pure et si légère Aquaterra, sponsor officiel de votre santé. Aquaterra moom lay naan fii lañu ko defaree ci réew mi ay doomu réew mi ñoo koy liggéey ndox daal du romb Aquaterra sell na neex na baax na yiw na dal na te it daf may dalal Aquaterra ndox mu sell. lay dal daf ñuy dal dañuy faral a wax ni biir kaso la te lu ci xas ba dugg dootul génn muy diir waaye ñoom waa Aquaterra dañu ko teel a xam damaa bëgg rek nga jëlal ma yi nga xamante ni Aquaterra indil nañu ko muy ay ndox yoo xamante ni nag ñoom ci kër gi la ñu dëkk ndax umpalewu leen ni émission bu ngeen jàpp ci biir Walfadjri da ngeen fay gis ndoxu Aquaterra man damay wax ni mujjee ñëw gën a neex gën a rafet ni bouteille bi rafetee noonu la ko ndox mi dàqee muy ndox moo xamante ni dafa pur et puis dafa légère muy daal loo xamante ni doomi Sénégal moo ko teg muy Mamadou Yatassaye ñuy nuyu madame Yatassaye également di nuyu tout le groupe di leen ziar bu baax a baax tey wax ni sa doomu réew bu nuy créer ay emploi yow mi nga xamante ni yaa fi nekk mënoo lu dul jàppale leen ci jàppale leen mooy nga consommer li nga xamante ni ci sa biir réew lañ ko defaree bokk na ci nag Aquaterra ñu ngi leen di remercier di leen jaajëfal bu baax a baax ay ca nag dañuy daal di souhaiter un très joyeux anniversaire à Cabanati naaru Mamandoye wala lébu Mamandoye Magu Thiawa ñu koy wax ni rek anniversaire bi le 8 mars la bu ñëwee fii ci biir Walfadjri sunu xel yëpp day daal di dem ci moom ñu koy ñaan bu baax a baax kooku mooy chéri Dadi Alioune Badara Ndiaye ba ca États-Unis Caba encore une fois loo dund doyul loo dund rek doyul d'ailleurs mi ngi fii ci biir réalisation bi mi ngi jàpp ci collation beeg yëpp ak ñoom madame Cissé ak ñoom Awa Cissé technicienne ñoom sama rakk ji ma jigéen Diop ñoom ñëpp ñu ngi fii ci biir kër gi ak technicien yeeg caméraman yi lu ngeen géey doy ñu waaye tamit ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di kontaan ci yéen di leen wax ni rek Caba loo dund doyul anniversaire baa ngoog. régie la ñuy àndal nag daal di jëli élément bi nga xamante ni seq nañ ko ak présidente régionale AFAO Wawa muy madame Khady Fall Tall ñu seq ak moom waxtaan dañu koy daal di xool teewlu ko daal di dellu soit ci bile plateau. merci beaucoup Betty maa ngi lay fay ak yàgg sa équipe yëpp yow it di la souhaiter une bonne fête di rafetlu aussi comme at bu nekk ni nga ciy taxawee ak ni nga ciy sonne muy refléter aussi les autres émissions yëpp d'ailleurs yi ngay liggéeyu ci bari affaire yu jigéen moo ci ëpp ci loolu laa lay tatagale di la remercier di remercier sama télé Walfadjri ci effort yi ngeen def ci développement bi ak forger opinion publique bi mooy télé askan wi. waaw kooku daal Betty dafa doon histoire organisation bu ay femmes leaders nag yu Afrique de l'Ouest yëpp dajaloo
defar ko en 2005 fii ci benn hôtel de la Place et depuis lors nag nee na basé Dakar décidé na basé Dakar parce que ñeneen ñëpp ci yeneen pays lañ nekk. alors yàlla def nag ñu confier ma ko muy bureau régional bi mais ñu sant responsable bu ne boo demee sa dëkk nga wut bureau national boo xam ne bii mooy jëmmal organisation bi di liggéey ci mbiru jigéen di liggéey ci mbiru intégration di liggéey ci agriculture di liggéey ci bon buñ nee jigéen wax nañ genre di liggéey ci weer surtout koom-koomu jigéen mooy autonomisation des femmes bi ñun defe naa ñoo ci jiitu sax Nations Unies pour jigéen ñi am seen bopp kantan ngoo xam ne gii dinañ mën a demal seen bopp histoire wane na ne jigéenu Nana Bensi ay années 60-70 boo déggee ñuy wax secteur informel ñooñu ñoo tax ñooñu nag ñooñu meññ moo tax ñu jubal ci pouvoir économique de la femme. non moom kay suñu liggéey bétti comme liggéey yëpp d'ailleurs sooxe na ndax taraay bi feebar bi tar pandémie bi mu dikkee ak yàgg gi mu fi yàgg ak ni mu yàqee économie monde bi yëpp ñi woon amoon économie bu dëgër waxuma laa ñun ñi nga xam ne suñu économie mu ngi nekkoon di góorgóorlu di jéem a jóg donc at ak nangam nga ñaari fan ñett nga tëj sa bureau mënoo liggéey travail yëpp en ligne la donc projet yi nga xam ne yëpp ren jii ak daaw lañ ko waroon dérouler mu jóge ci communauté internationale bi muy CEDEAO di Union africaine di feneen ak kii mënuñu ko dérouler parce que projet boo xam ne mënoo dem mënoo dikk sur le terrain dañ ko obligé arrêté loolu moo tax ñun ñu yëg ko trop mu déranger suñu planning de travail et rax ci dolli béti affaire agriculture bi ñuy liggéey bi ñu tëjee par exemple frontières yi entre les régions tëj luuma yi tëj marché yi ah yoo xam nga ne jigéen ci marché yi la ñuy liggéey bu ñu xëyee suba teel ku nekk jël sa pañe yaa xam légume nga cay wuti wala jën wala leneen di kay te loola ngay jaay noonu ca ngay dem defi añ bu fekkee nenañ bu ñu dem bu ñu ñëw luuma yi ñu daan dem di liggéey aussi mënatuñ koo def loolu dafa metti ci jigéen ñi te xam nga ñun lu metti ci jigéen ñi données yi ak information yi ci ñun la jëm si donc buñ ko remonté dafay metti ci ñun ni couvre-feu bi mettee ba ñu fexee ba kilifa yi yëg ne guddi gi la xale yu bari daan jënd seen reer ak famille yu bari loolu bokk na ci defe naa dégg nga président daanaka xaw na ko glissé et mu nekk ci metti boo xam ne bii wax dëgg yàlla loolu yëpp feebar bee ko indi ñuy ñaan yàlla jële ko fi comme am nañ vaccin ñuy encourager jigéen ñi ku ci am opportunité ñàkku nga ñàkku ndax jigéen moom daf fee war a nekk waaw ba pare warul feebar ndax njaboot gi mu gàddu donc looloo tax ñuy encourager femmes yi à ce que ñu góorgóorlu ci vaccin bi sax. te ba contentement laa ci mën a am parce que loolu nga gis Tamba. Donc man maay Mariam Dabo ma nekk présidente AFAO régional Tamba donc fu mu nekk nii dañoo nekk ci production foño dafa nekk céréale boo xam ne c'est trop prisé nit ñi dañ koo bëgg ñu ci am ay commandes yu am solo ay commandes yu bare donc ci production foño boobu la ñu nekk nii ak ci AFAO bu Tambacounda donc ñu ngi ci production foño bi pré-cuit la tudd dañ koo tay ba pare dañ ko raxas ba mu set ndox yaa ngi ne ci ginnaaw dañ koy raxas ba mu set ñu kii ko ñu tay ko suñ ko tayee ñu toj ko ñu lii di ko préparer ñu ko tojee ensuite ñu tamiser ko ñu ko tamiser ñu tay ko ñu ko tayee ñu toj ko ñu lii di ko préparer ñu ko tojee ensuite ñu
tamiser ñu weer ko ba mu wow dañ koy weer pendant 72 heures pour que mu wow bu baax a baax suñ ko weeree ba mu wow ensuite ñu conditionné ko def ko ci ay sachet donc ci biir vidéo bi dinaa leen won yi nga xam ne ay produits finis lañu pour won leen ko wax leen ne que liggéeyu foño bi ci saison boobu lañ nekk actuellement waaye dañuy def fruits et légumes dañuy def céréales locales dañuy def lait aussi yàggul génn nañu Thiès Gorom ci usine bu mag bi équipe bu Koupantoum bi moo doon am formation ci le lait caillé le yaourt ak le lait frais donc ci production foño bi la ñu nekk waaw pour vous dire que AFAO dafa représenté dans toutes les régions du Sénégal donc ñun ñu ngi foño bi parce que période du foño bi la voilà comme ni ma leen ko expliqué si njëlbeen bi donc produit fini yaa ngi nii ñu paqueté ko. jigéenu Sénégal njaay yéen a ngeen gàcce nga la ma la leen di njukkale ndax yéen a ngi liggéey bu baax a baax di dimbali seeni askan. merci beaucoup à la régie daal di nañ gis ngeen ko seq nañoo ak moom waxtaan waaye gis ngeen ni dem nañ ba Tambacounda jël kenn ci élément am yi ngeen gis foño bi nanu koy defee ak yeneen yoo xamante ni dañu koy def temps ko mayewul mais incha allah dinañ ci dellusiwaat ci jëmmi jamono ñu ngi koy jaajëfal waaye waxtaan wi jeexul ndax balaa ñuy jeexal dinañ dellusiwaat ci moom Khady Fall Tall. ak Gabriel Prera ak Abdou Top ñu jox ma li ma sédiment indil ma dellusi ci ñoom. jamono bii ñu toll méngootul ak dem ak dikk ju bëri toog leen seen kër poulet teral fekk si leen teral daal moo noppal jigéen teral daf leen di bàyyi xel saa su nekk dangay toog fi nga toog commandé ñu livré la wooteel ADEX si 77 756 02 06 ak poulet teral dangay togg si bànneex yekk si bànneex teral ñoo ko bokk. gàcce nga la ma la leen di njukkale ndax yéen a ngi liggéey bu baax a baax di dimbali seeni askan. sédiment ci poulet teral nag je rappelle que ni may nañ ñu fii ay bon yu baree bari mi ngi file ci biir kër gi madame Cissé aussi dañu koy jaajëfal ndaxte nag bu ngeen gisee la plupart des partenaires moom moo ko démarché muy koo xamante ni dañ koy ñaanal rek mu gën a wér ndaxte nag damay wax ni kër baax na muy diffuser lu mel ni télé waaye tamit partenaires yi ñëw da caa baax te moom nag ku ànd ak moom ci terrain bi xam ni jàmbaar la kon madame Cissé yal na sa jàmm yàgg yal na sa taxawaay yàgg ci biir Walfadjri yow it yàgg commerce yooyu yëpp nga ànd ak nag ay xale yu jàmbaare ñoom Ramatulaay mi nga xamante ni mi ngi fi Rama commercial ak Roqaya ñoom it ñuy def liggéey bu am solo gis ngeen leen tous les samedis dañuy ñëw ak yéen ci seen marché di démarcher ay partenaires di leen indi ci biir kër gi di nuyu nag Jim commercial ak Pape Aline Mbaye ak Mouhamed Diouf ñoom ñëpp ñu ngi ci commercial bi jaajëfal nañu leen bu baax a baax ba tey damay wax ni rek loo solu maanaam jigéen loo solu rawatina nga def ni ma def boo xeeñul cuuraay wala xeeñoo neex man damay wax ni sa solo des na ndax jigéen nag day daal di xajam gis nga yenn ci pañe yi ñoom it jox nañ ñu ay pañe yoo xamante ni senteur yu neex la muy li ma wax rek jigéen dëgg la rawatina boo ndaanaanoo def ni ma def tey daal di def sa musóor ba mu jol-joli day baax nga xeeñ ca cuuraay wala nga xeeñ ca xet gu neex goo xamante ni koo romb bàyyi fa xet foo romb bàyyi fa xet daa kañ jigéen ju baax day bàyyi xetam fu mu romb alors ñu ngi jaajëfal waa Mor Cuuraay merci beaucoup à vous waaye ba tey ci partenaires yi pareegunu dañuy daal di demaat régie àndandoo ak bijouterie Serigne Babacar Sy dellu siwaat nuyu nañ la Mariama maa ngi lay fay Rama di nuyu mbokk téléspectateurs yëpp ku ci nekk ci turam ak santam di am mbégte bu baax di dala waa Walf TV fii ci bijouterie Serigne Babacar Sy. Mariama gis la nga takk sa bijou bu rafet gis nga lam bi nga takk dafa rafet mën nga ñu wax si bijou yi nga takk dafa mel ni gisaguma ko fenn.
waa bijou bi nag mu ngi raadaku la mu nekk bijou boo xamante ne macha allah mën na dem ci cérémonie yi comme genre ay mariage baptême mu nekk comme genre ni ma ko boolee nii tissu bu couleur yu blanc wala noir couleur yu xamante ne daal unique lay doon. waaw day comme genre daamine rek lay mel ci kaw yére bi mu nekk bijou boo xamante ne ci tendance bi la ñi nga xamante ne dañuy marié wala ñuy def baptême fu ñu ko takk moom macha allah. bijou sëñ Babacar Sy nag moom ni ñu leen xamee mooy ci bijou yu tendance bijou yu fashioné bijou yoo xamante ne amul fenn boo ñëwee fi moom genre bijou boo bëgg di nga ko am ñi nga xam ne bëgg nañ cadeau pour anniversaire pour ay cadeau fiançailles boo ñëwee fii. dinañ la jàppale guidé comme góor yi nga xam ne amuñ notion ci côté bijou yi bu ñëwee fii ñi dinañ leen jàppale guidé leen ñu am bijou yoo xamante ne macha allah. am nañ 18 carats am nañ 21 carats comme genre 21 carats bi tamit am na Bahreïn am nañ India am nañ tam marque yëpp Kawro Pomi marque boo bëgg ci bijou en or boo ñëwee bijouterie Sëñ Babacar Sy di nga ko fekk bijou tendance yëpp mi ngi bijouterie Sëñ Babacar am na yoo xam ne sax doo ko gis ci beneen bijouterie fii rek nga ko fekk. mooy bijouterie Serigne Babacar Sy heure boo fi duggee rek loo bëgg rek yaa xam ñu lay takk wala ñu lay ngénte yaa xam ñu ngay joxe cadeau soo ñëwee fii rek lépp loo bëgg rek gis nga embarras de choix ngay am waaye nag may fekk fii nga Mame Diarra mu taxaw man nag Mame Diarra dafa takku li mu takk moo ma neex dama bëgg mu wax ma lan la takk Diarra nuyu naa. Rama ñoo ngi lay fay. takk nice na trop. merci beaucoup man maa ngi def sama sautoir Kawro daal di def samay bijou samay boucle d'oreille rek jaar sama ñaam. comme par exemple man su ma si bëggoon keneen bëgg si suñu ñëwee fi dinañ ko fekk. soo leen ñëwee di ngeen fekk yeneen yu dul yi sax yu daak si yi waaw. Mame Diarra damay dégg ñu naan si plagia fi bijou yi dafa cher de gars yi ñemewuñ ko nag ndax koo wax rek mu ne la dafa cher nu mu demee noonu. tur bi bu mu leen daak prix bi nekk si marché bi rek moo nekk fii bu ñu prix bi ñuy dégg ci marché bi bu ñëwee moom la ñuy fekk fii te di nga am possibilité paiement yu bëri dañuy def aar comme ça nga gis benn bijou ngay ñëw di ci verser ba mu mat nga ñëw jël sa bijou ou bien nga ubbi compte aussi di ñëw di verser sa xaalis ba mu am benn somme bi nga ñëw xool bijou bu la neex nga jël ko ou bien aussi ba léegi boo amee bijou bu yàgg boo xam ne ni takkatoo ko mën nga ñëw dugal ko xool beneen bu bees bu tendance nga jël. loolu neex na ba bëgg a dee ak bijouterie Serigne Babacar Sy de gëm naa ne moom benn jigéen jooyatul or ndaxte yaakaar naa comme ni mu ko waxee su la neexee nga aar su la neexee nga ñëw ubbi sa compte di si dugal sa xaalis soo bëggee sa benn parure bu 1,5 million ngay dugal ndànk rek ba bu Sénégal jëm kanam lan ngeen di wax seen client yi. ñoo ngi leen di delloo njukkal déjà ci kii bi ci période bi ñu nekk nii di leen xaar nag di leen wax ñoo ngi fi am na. weeru jigéen ñi la. voilà am nañ arrivage bu amul fenn bijou yu rare yu fashion yoo dul gis fenn ñu ngi fi. mën nga ñu fàttali fan lañ nekk si plaza ñi. ñoo ngi si plaza ci rez-de-chaussée bi ku ñu bëgg jot mën nañu woo 78 461 25 25. 25. par exemple man su fekkee mënuma déplacé wu ma nekk si région yi nan laay def. boo ubbee sa compte dañuy nekk ak yow en contact si WhatsApp loo versé ñu photo la wat na sa facture fi nga toll bu matee yow nga yónni sa livret wala nga yónni kenn rek ñu livré la ko. WhatsApp bi 78 461 25 25. gis ngeen nag lii ma takk bijou bu yanj bi fii la jógee bijouterie Serigne Babacar Sy comme ni ñu ko waxee rek yaa xam mën nga ko booleeg yére tubaab mën nga ko booleeg yére olof mu rafet ba bëgg a dee yanj ba dee waaw kay Mariama lan la ñuy tàggoo ak ñi nga xam ne ñoom ñooy seen clients yi. waa li ñuy tàggoo suñu clients yi mooy di leen remercier rek te di leen wax ne ñu ñëw ndax bijou yu bees yi ñëwaat na ñoom rek la ñuy xaar. surtout ci mois de mars bi ñu nekk ni nga xam ne weeru jigéen ñi la góor yi nga xam ne bëgg nañ teral seen i jabar seen yaay seen i sœur bi arrivage bees bi ñëw na ñoom rek la ñuy xaar ñu ñëw ci tendance bi. adresse bi ak numéro. waaw ñu ngi fii ci plaza ci rez-de-chaussée bi boo laajtee bijouterie Serigne Babacar Sy benn rek la fi boo ñëwee dinañ la jàppale guidé la nga am sa bijou ba nice macha allah ku ñu bëgg a jot tam mën nga ñu woo ci 78 461 25 25 waaw mën nga ñu jot foofu.
merci beaucoup tey li lañ leen indiloon nag fi nga xam ne moom mooy bijouterie Serigne Babacar Sy mu nekk fii ci Plaza comme ni ma ko waxee rek dama koy faral di wax naan or lu jeeg ji bëgg moom la jeeg ji bëgg moom la jigéen ñi bëgg gaaw leen gaaw daw ci seet si ñi nga xam ne ñoom ñooy waa bijouterie Serigne Babacar Sy nekk fii ci Plaza ci rez-de-chaussée bi yaakaar naa ne soo fi ñëwee di nga am embarras de choix ndax yi xeetu bijou yoo xam ne mën na dem anniversaire mën na dem mariage mën na def baptême mbokk yi daw ci leen gaaw seet si waa bijouterie Serigne Babacar Sy ñu nekk fii ci Plaza nii rek lay demee ànd nañ ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waa bijouterie Serigne Babacar di leen jox daje incha allah ci beneen émission jaa ngeen jëf. jigéenu Sénégal njaay yéen a ngeen gàcce nga la ma la leen di njukkale ndax yéen a ngi liggéey bu baax a baax di dimbali seeni askan. Aïcha mi ngi noonu merci beaucoup bijouterie Serigne Babacar gis ngeen ko lépp loo xamante ni takkaay la wala lépp loo xamante ni dafay yokk jongomay jigéen ñoom dañu ciy yëngu moo xam lam la moo xam jaaro nopp la moo xam ay ensemble la moo xam ay collier la lépp loo xamante ni rek day yokk taaru jigéen ñoom bijouterie Serigne Babacar Sy dañu ciy jaar gis ngeen numéro téléphone baa ngi noonu adresse baa ngi noonu ñu ngi leen di remercier bu baax a baax te di leen ñaanal suñu borom yàlla na seen jàmm yàgg ñii nag ñooy partenaires yi nga xamante ni ñoo jàpp ci bile émission ba nu mën ci ànd ak yéen waaye nag bu ma duggee ci biir kër gi nuyu ko bu baax a baax moom Ramatoulaye Sarr ci voix wu kii traiteur bi Ramatoulaye madame Thioune moom moo ñu tegal voix wu merci beaucoup Rama. ñu dem nag jël sunu desutu waxtaan ak présidente AFAO présidente régionale di Khady Fall Tall AFAO waawa daal di xool sunu desutu waxtaan ak moom tàggatoo ak moom dellusiwaat ci plateau bi. lu mel na moom mooy xew ci Khady Gueye Kaolack lu mel noonu mooy xew ca kii Seck Daba Seck à Louga lu mel noonu mooy tam madame Coulibaly pour la région de Fatick ci li ma ci mën a wax région yi nga xam ne am nañ unité de transformation di liggéey pour le moment région yooyu lañ mën a wax mais région bi nga xam ne moom ci mbay la gën a yëngu am ci doole lool at mu jot mu récolter indil ma ay saako yu dul jeex mooy région de Diourbel ci Astou Fall Ngom xam nga liggéeyu responsable du question yow li ngay def rek waaye li ngay fexe keneen man ko loolu mooy fulla mooy tax ni ngay jàngale nit ñi napp may jën alors loolu laa bëggoon joxe exemple ci suñu liggéey ci biir réew mi ci région yi amul benn région boo xam ne amuñu fa ku ñu fa taxawal di góorgóorlu ci y compris ñi nga xam ne sax yàgguñu jël région bi région boo xam ne tey ka fa taxaw dafay mel ni moom mooy responsable AFAO boo leen gisee nu ñuy fonctionner di dem réunion ay CRD gouvernance yooyu di wax da ngay defee ne man responsable régional bi la ndax fulla fayda ak jom ji ñu fa taxawee ak di jël sax seen alal di ci def te li xew fii moo xew ci 15 pays yeneen yépp c'est-à-dire Sénégal ak yeneen 15 pays ndax dama ci boole Mauritanie kon loolu moo doon li nga xam ne nii ñun def nañ ko ci autonomisation des femmes pour que jigéen ñi ko xëy boo gàddoo sa sac am foo jëm boo demee foofa it man fa fortaatu loo xam ne mën nga ci dimbali sa bopp dimbali ci ñeneen te ñun benn nit taxuñu jóg parce que fi ñu ko jànge muy centre Gorom bi nga xam ne AFAO ko moom di ci def di ci jàngale transformation di former femmes yi bu ñu fi amee formation da ngay gis dañuy def formation bi ba pare di pratiquer naka la ñuy defaree araw boo ko waxee mën na reetaaloo nit ñi parce que bu ñu juddoo ba tey ñu ngi lekk araw waaye araw boo xam ne yépp a tolloo kooku suñu ñoom yaay mënuñu ko woon kooku machine ko indi sànqal boo xam ne yépp a tolloo caagri boo xam ne yépp a tolloo tiga dégg bii nga def ci ñeenti couleur yoo xam ne bu ci nekk ak la ko tax a jóg bi jëm ci maafe bokkul ak bi jëm ci ngalax bi jëm ci ngalax bokkul ak bi jëm ci yeneen lekk nga tànn sa bu la neex kooku machinerie moo ñu ko indil voilà couleur bi la saf xam nga loolu modernisation transformation moo ko indi buñ ci jógee problème anacarde ndaamaraas bi jigéen ñaa ngi ci di yëngu may profité di nuyu jigéen AFAO yu nekk Thiénaba jigéenu AFAO yu nekk Ziguinchor foofu laay mottalee ci région yi parce que région bu nekk ak spécificité bi nga am di gërëm ñoom femmes yi nga xam ne ñoom Tuuti Sané très connu sur le plan mondial ci affaire anacarde ak transformation xam ne mook Ami Fall sama doom pomme bi comme noix bi xam naa mosoo xam ne pomme ma sees na cee def bifteck mënees na fee def bifteck pomme bii bi nga xamee ne 2008 xiif dab na Afrique de l'Ouest pomme bi lañ doon tracé buñ ko tracé ba mu jekk mariner ko def ko bifteck te billaay béti buñ la ko tegalee saaf pomme de terre def salade da ngay lekk ba jóg te doo xalaat sax ne lii du yàpp
di ca def ay comment ça s'appelle italiens yi def pizza di ci defar ay chocolat di ci defar loolu yëpp jigéen ñi tey egg nañ foofu ci wàllu xarala tax formation yi ITEA tam ñu koy gërëm mooy ñuy jàppaleel ci xale yi ci seen formation ndax bu ñu toogee ba ci yàgg dañuy delluwaat. man sama bopp au niveau régional li may daj pour am suuf pour tabax centre jóge fa tabax centre tabax internat tabax salle de conférence te wax dëgg yàlla daf ko def rek ci sa mbakkum bopp ak partenaire au développement yi ñoo dimbali la xam nga kooku pour nga multiplier ko pour mu dem ci réew mi yëpp dajal ci day jafe ndax pour waaw ndax moyens yi aussi mais ndax acceptance bi xam nga loolu bu fekkoon ne man bi ma koy def état daf ci dugal dërëmam résultat yi ñuy gis ba ma ciy am ay prix au niveau de Jeddah banque islamique de développement en 2014 daf ma jóge fii maak sama équipe yëpp mu teral ma ci Jeddah jox ma prix ak alal ju doy te loolu ñoom centre bi rek ñoom la ñu gis ne d'habitude femmes yi daaw ñu réaliser lu concret lu mel. mais loolu sa dëkk ko waroon njëkkee. loolu daluma sax du sax Afrique bañ ca jógee ma am médaille de Rome de la FAO FAO yi du Afrique ndax sama coono ci affaire agriculture affaire transformer mbay mi pour jigéen ñi mën ci gën a kii ci chaîne de valeur bi mën a gën a taxaw ci sur chaîne de valeur bi mën a fabriquer leur résilience à travers li ñuy liggéey ci agriculture loolu 2015 la xew xam nga yii ñaar yëpp dara du ci Afrique kon boo xoolee loolu tey dafay tax nga gën a góorgóorlu mais léeg-léeg nga dem ba ci biir tamit sa xol xaw a kii ne peut-être lii yéene woon nga sa réew lu ëpp fii boo sañoon tey ñi liggéey bi ñu jàpp ci mais xam nga jigéen tam dafa parce que lii nii par exemple c'est pas pour rien mais président Abdoulaye Wade il y a 10 ans yéen a ngi fàttaliku mosoon na xëy ne transformation dafa bëgg wutal ko ministère ba jël nit jox ko ñu ne daal ay jàmb Dakar ak segg limon daal moom du ko mën a kii te xam nga foofu problème de vision la ñu am pour xam déjà orientation bi monde bi jël tey Covid bi wane na ko ku ne boo góorgóorlu di lekk li ngay liggéey te da bay dunde rek wax bi jeex bay dunde bi parce que fi mu ne dese nañ ceeb am na stock ak yooyu waaye ñi nu daan jaay ceeb avertiroon nañu ci début bi ne dina am nu mu mel kat bu naaj tàngee ku ne sa doom ngay boot kon bu boobaa ceeb ni ñu leen ko daan yónnee duñ ko mënati ndax ñun suñu population daf koy soxla ndax feebar bi itam daf nu frappé donc loolu muy appel boo xam ne dañuy profité ci 8 mars yi pour ñu jàppale femmes yi def transformation gis nga Mariama Daba loolu mu def la keneen ci foño bi keneen def ko ci céréales keneen def ko ci spéculation bi ba ci fruits et légumes ba ci sachet ay mangue sachet di exporter yooyu yëpp xale yaa ngi koy def mais jàppale bi rek moo des te loolu ci la ñuy invité état la ñu mën a wax à ce que tey jii bu ñu gisee tey li xew barke démb ak démb ci histoire bi di nga xam ne jeunes yi muy góor muy jigéen war nañ leen a taxaw ndax tey béti boo jëloon tey sa xale bu jigéen boo xam ne am na tuuti kii xëy na jàngul nga jàngal ko liggéey 25 ans 30 ans nga defee ne bu amee xaalis frère am bi mu nekkal ci kër gi du ci am dina ci am def ci lenn dafa gën bañ a def dara li dama am habitude di wax ne l'inaction ne saura jamais être une solution à quoi que ce soit te inaction moo action bu mal orienté ñoo yem résultat booy def tey action te defe woo ko na nga ko war a defe ñi ca war a jariñu duñ ci jariñu te ñun looloo tax suñu liggéey aussi bien ci Sénégal que ay CEDEAO ni ñu liggéey ak moom won nañu lu bari jàngat nañ lu bari ci affaire développement te looloo tax bu dara amee suñu dëkk tam il faut que ñu taxaw ci comme li nga wax nii fan yii ñu génn dañu am benn plateforme waaw beneen plateforme ndax jigéen béti dafa sonn te lu ñëw ci jigéen lay gën a metti ay bu baree ba bari jigéen léeg-léeg bëgg fi mu toog di jaay cere sax du mën a daw donc jàmm ko jig looloo tax ñu mettre en place benn plateforme boo xam ne jàmmi réew mi la tudd boobu nag ñun ak suñuy càmm ñi ci nekk ñoom Moundiaye Ciss Alioune Tine ak beaucoup d'autres cadres yoo xam ne ak professeur Samb vraiment ñu ciy liggéey bu rafet boo xam ne ni ñu dem ba ci biir nag gis ne am na weneen wàll woo xam ne jigéen ñi war nañ ko taxawee mooy pour fexe ba femme opposition
ak femme pouvoir gindikoo ñu liggéey ci liggéey bu rafet diggante démb nii toute la journée nag Sofietu Diop ba ñu am actuellement plateforme ad hoc des femmes leaders ci politique ak société civile foofu fës nañ yéene plateforme boobu wéyal ko buñ ko wéyalee def nañ conférence de presse démb woote naa sax seen bureau pour Kifine pour que ñu mën a xam wàll wi nga xam ne dafa jëm ci jigéen ñi ñu mën ko jëmmal parti yi nga xam ne parti politique ya fa ñëw yépp nag parti politique yépp nga fa woon ñoom ñépp a représenté damay bañ a lim pour bañ a juum mais parti yi bokk benn bokk yaakaar yépp ñu nga fa woon parti yi nga xam ne bokk ñu benn bokk yaakaar plus l'opposition aussi seen parti était représenté parce que démb xam nga ne yow ci ngoon gi yépp ñu ngi nekkoon ci benn marche mais terewul amoon nañ seen kàddu ci journée bi waxtaan ak ñoom foofu laay nuroo sax Fatou Blondin xam ne moo leen représenté woon Fatou Blondin moom itam di jigéen ju am maanaa am taxawaay moom it am lu mu représenté bu baax ci opposition bi en tant que jigéen ñun dañ koy rafetlu donc noonu la ñu bâtiré daal loolu ñaan yàlla mu wëy pour que lu xew jigéen ñi mën a daw daje gaawantu bu ñu waree femm ñu femm bu ñu waree prévenir ñu prévenir ndax prévenir day gën toujours am na ci yoo xam ne ñi boo ko prévenir du dem may profité di saluer liggéeyu société civile ci crise bi ñu génn di saluer liggéeyu société civile nag ci la représentant marabout yi bokk parce que société civile mooy lépp lu dul état rek société civile la mais dafa bari ay banqaas boo xam ne kenn toogul nag pour wax dëgg kenn toog ñépp jóg ñii di waxe côté ak pouvoir bi ñee di wax ak opposition bi ku ne daal bay sa bopp fenn pour fexe problème bi nga xam ne dañ annoncé woon ñetti fan ne loolu la ñuy mar yàlla def na démb lañ ko yemale tey ñëpp a ngi ci jàmm te terewul defe naa camp bu ci nekk xëy na la nga doon wut boo amul léppit am nga loo ci am ndax Sénégal rek kay gañe ay doomu Sénégal rek la ñuy féliciter nag wax dëgg yàlla président ci discours responsable bi mu def démb ay la yéwén génn na discours boo xam ne jaboot a koy def de l'autre côté aussi di encourager xale yi ci nga xam ne ñu bu dara xewatee ñu bañ a def dara loo xam ne day yàq ak di encourager aussi Sonko parce que aussi nit ku ne da nga koy reconnaître valeur am boo xoolee parcours am fi mu jóge li mu xeex ak li mu ñàkk parce que dàq ci fonction publique defe naa ci Sonko rek laa ko gisee mu def carrière soloom ba egsi fii mu egsi tey yàlla may ko nag mu nekk ci biir xolu xale yi mais suñu doom la ba mu mën a drainer li muy drainer ci fuul man jaar ci xat-xat yi mu jaar fan yi ñuy ñaan yàlla ñu gën koo seddal tey ñaan ñi des ci prison bi te àndoon ak moom noonu ay nitam wax naa ko démb ci benn plateau télé yàlla def ñoom it ñu may leen seen affaire ndax jàmm du ëpp am nañ tey jàmm waaye bu doolee ñu jël. jigéenu Sénégal njaay yéen a ngeen gàcce nga la ma la leen di njukkale ndax yéen a ngi liggéey bu baax a baax di dimbali seeni askan. mi ngi noonu loolu lañ leen jëlale woon ci moom ñu koy jaajëfal muy jigéen joo xamante ni c'est une dame de fer une dame très battante boo xamante ni yàgg na di jàppale jigéen ñi sur le plan national et international ñu koy solliciter saa su nekk partout ñu ngi koy jaajëfal di ko ñaanal bu baax a baax. mais bu ñu ca paree nag ñu daal di bala ñuy tëj bile émission remercier waa Patisen ci Joker remercier également waa Aquaterra ci ndox mu oyof te sell mi ak Sedima ci poulet teral wala ganaar teral maye na fi également ay bon Mor Cuuraay ci xet gu neex gi merci beaucoup à la bijouterie Serigne Babacar Sy Kiki traiteur ñoom nag ñoo indi daj dëpp gi tey moom Dramé yeeg Cissé yeeg Mbayeen yeeg ñëpp a ngi fi Souka Mbaye rek moo fi teewul moom ñu ngi koy nuyu di ko souhaiter une très belle fête di ko bàyyi xel bu baax a baax di wax loolu nag dañ ciy profito ndaxte nag daf ci am ay jàmbaaru journalistes yu jigéen yu nekk fii ci biir kër gi am ñoo xamante ni ay techniciens la ñuy jigéen nekk ci biir kër gi am ñoo xamante ni ñu ngi ci biir kër gi ay monteuse lañu ak ñeneen ñoo xamante ni saa su nekk dañuy jàpp ci liggéey bi da gàcce ngaalaama yéen rek lañ leen mën a wax di wax ni rek yàlla nañ ko yàgg féete yàlla nañ ko yàgg jigéen sax li ma wax ci à l'entame de mes propos maa ngi naan leen jigéen nag chaque jour dañ koy magnifier waaye weer wi daf cee rawati ndax foo toll dañuy sagal jigéen dañuy remercier nag waa Fatou Mercedes muy mécanicien nu jàmbaar yooyu le Ibrahima Ndiaye Thiès merci beaucoup ci élément bi monsieur Ngom bu énergie fort impact
Rose Sagna merci beaucoup à toi ñuy remercier bu baax a baax ki nga xamante ni moo di waa Alassane nag d'habitude moom moo féete ci internet bi Alassane moom moo nekk ci Facebook bi lépp loo xamante ni yéen a ngi koy seetaan ci Facebook bi jàpp leen ni Alassane moo fa jaar ak Daour Diène moom it ñu ngi koy remercier bu baax a baax di remercier nag kullu ku jàpp ci émission bi madame Cissé